mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu dem na ba tekk fanweeri simili bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës màggal ak Touba jeex na Serigne Mountakha Mbacké ci kaddu ki yor kaddu gi di Serigne Bass Abdou Khadre desiwaat kon ci tolluwaayu jamono rawatina kon réseaux sociaux yi ba ci élection yi mu dànkaafu kon way politique yi inondation yi di mbënn mi ci Touba ba ci wàllu assainissement moom kilifa gi daal am na loo xamante ni yëkkati na ko ci kaddu daañu ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo dina ñëwaat it ci bateau Joola démb kon la amoon fukki at ak juróom-ñeent bi ñuy màggal rek anniversaire bi ba tax na kon fële ca sëg ya nekk ca mbaaw lu toll kon ci téeméer ak ñeent fukk ak juróomi néew ñu denc nañ fa kenn xamul ñan la nag ba tax na ña fa nekkoon ñu doon ay baayoo ñi ngi sàkku ba léegi kilifa yi ñu daal di indi justice ci mbir mi rawatina kon génne gaal gi su ko defee ñu mën a def seen ab dëcc ñu wax it ci njuuj njaaj gi nemmeeku ci Afrique rawatina kon wàllu koppar ba tax na forum civil ak ñooñam amaloon ci ndaje jëm rek kon ci xool naka leen def ba xeex lu ni mel ndax jàpp na ni at mu jot lépp juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay milliards de dollars di doon jógee ci Afrique dem ca bitim réew wala yeneen réew te loolu daal bokk na ci li nga xamante ni wàllu koom gi da koy nax saayal ñu koy wax kon financement illicite jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy seetal koppar gu lewut ba ci wàllu guerre ñëwaat it ci Sénégal Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi su ngeen taaxir lu ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaar yi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides sàkku ci way politique yi ñu amal ay élection ci dal ku ne xam na ni ci weeru janvier ci atum 2023 ci li la ni amal élection locale yi ba tax na moom kilifa diine gi ci kaddu que Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké ci suba bi ñu amal cérémonie officielle bi ci teewaayu ministre de l'intérieur kon daal dina wax rek way politique yi réseaux sociaux yi di xarala yi ku ne xam na ni ay ñaawteef ñu ngi ko fi nemmeeku ba tax na kon ku tedd ki it sàkku ci nit ñi ñu dellu si seen xel mbënn mi ci Touba rawatina wàllu assainissement it ñëw na ci moom kilifa gi bëgg rek kon mbir yi gën a bar ndax ren it nemmeeku nañ ay jafe-jafe rawatina ci damoone nawet boobu ñu ànd ci tënk ak Alhassane Ba. Magal Touba édition 2021 jeex na xalif général des Mourides comme ni mu koy amalee at wu jot jaarale ko ci ki nga xamante ni moom la dénk kàddoom wax ak sénégalais ay poñ yu ci mel ni élection yi ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atub 2022 soxal gox yeeg goxaat yi université Cheikh Ahmadou Bamba li ci mel ni itam mbënd mi ci biir Touba nekk na ay poñ yi nga xamante ni yëkkati na ko. ren ji ñëpp gis nañ xam ne taataay bari na ci dëkk bi te dëkk bi dafa rëy kon engagement yi nga xam ne yéen nga ko fay def ren ji ñu ngi leen ci soññ ngir bëgg ñu ngi ko teg ci seen loxo yi ñu def si yitte ak jom ak pëstef fexe ba nañ ko war a defee ak nañ leen ko digale ñu toppee ko noonu ba loolu àgg. Sëriñ Bassirou nee na élection yi mi ngi ñëw jege na lool te ku ne xam na ne sénégalais yi élection yi da leen a ñor li muy ñaan nag mooy buñ ca àggee rek lépp nañ ko def ci jàmm ak salaam. mu doon élection yu leer nañ élection yu civilisé élection yu dal. Serigne Mountakha Mbacké di sàkku ci sénégalais yi ñu moytu lépp li nga xamante ni dafa laale ci wàllum violence ñu fexe ba jàmm ji fi nekk ñu saxal ko waaye itam xoolaat bu baax ni ñuy jëfandikoo lii di réseaux sociaux yi. nee na ñaata nit yu xaretoo woon di ay kóllëre seen diggante tas na yàqu na te xarala yu bees yi moo ko waral ñaata way dencante seeni sëy tas na. te xarala yu bees yi ñoo ko waral. mu jiite ab délégation gouvernementale ñëw teewal fii njiitu réew mi jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi xamle ne moom Macky Sall mu ngi feddaliwaat kóllëreem ak gunge ki nga xamante ni moom mooy xalif bi ci bépp chantier bi nga xamante ni yëkkati na ko. naal bee Serigne Mountakha am te Serigne Cheikh ka fàttali ko léegi muy ci université Cheikh Ahmadul Khadim bii ngir liggéeyal Serigne bi liggéey bu kawe. boo xam ni askan wépp ko tax a jóg yitteel na président lool te bàyyi na ko xel fas na ko yéene ànd ak Serigne Mountakha ak bépp sumb boo xamante ni am na ko. xalif bi di jaajëfal këru diine yi nekk fii ci biir réew mi waaye itam délégation yi bàyyi ko ci biti réew Touba ba léegi nag mu ngi jànkonteel jafe-jafe ci wàllu mbënd mi xalif bi di sàkku ci nguur gi ñu gën a yokk action yi muy ñaanal itam ñëpp ñi nga xamante ni jot nañu ñàkk seen bakkan ci l'accident yi.
jërëjëf Alhassane kin dénk culture ak communication ci comité d'organisation bu màggal bu Touba nag am mbégte ci groupe Futurs Médias ak TFM ci taxawaay bu am solo bi na taxaw ci couvrir li di màggal gi Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma yëkkati kàddu yi nee na nag lii du gulet ndax lu ëpp fukki at a ngi nii TFM bu ñëwee rek kon wane ci taxawaay bu am solo boo xamante ne daanaka gisul média bu ni defee nii ñu déglu ko ci micro Pape Djibril Fall ak Fati Dieng. liggéey bu am solo boo xamante ne bii wax naa ko sax leen ma ne ko ñoom ñëw nañu pratiquement avant magal Daaru Xudoos yéen a ngi ci dëkk bi li ngeen war liggéey lépp ngeen liggéey ko boobu si maa ngi ko doon ak Cheikh Jil bi ngeen dem Daaru Wahab lépp yëg nañu donc di leen féliciter di leen sant bu baax a baax gis nañu aussi ne bi bis bi ñëwee seen kilifa yëpp dikk nañu taxawaay bi daal rafet na te loolu nag du wax aussi gulet ndax pratiquement depuis 10 ans yéen a ngi am boobu taxawaay muy liggéey boo xamante ne bi comité bi apprécié nañ ko baax seen collaboration ak ñun jërëjëf di ñaan yàlla mu yàgg lool rek amiin démb lañ doon màggal fukk ak juróom-ñeenteelu at ginnaaw bi bateau le Joola daal di suuxee lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti doomu aadama ñoom ñoo ci génn àdduna lu toll nag ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom lañ denc ci sëg yee nekk ca mbaaw ba tax na démb ban koy màggal baayo yi demoon nañ fa di ñaanal way dawlu yi rawatina ñu ci bëri ñoo xamante ni kon gisuñ seeni wayjur ndax mënu leen woon a identifier bëgg na kilifa yi ñu daal di rek farlu ci lu ni mel rawatina kon gaal gi ñu daal di koy génne su ko defee kon dinañ mën a amal seen ab dëcc ku ne xam na ni ministre bi ñu dénk wàllu forces armées di Sidiki Kaba moom ma nga woon ca Ziguinchor wax na fa wàllu renfoulement bateau bi maanaam ni ñu koy génnee ñu ànd ceek Marcel Farba Maron ci at ak juróom-ñeent ginnaaw ba bateau le Joola dal di suux ci géej gi naqar gi jóge gu fi comme fii ci cimetière des naufragés du Joola bi nekk Mbaaw. man sama paa bi ci la bokk ak sama ñaari frères yi. coono bu métti rek ak méttit chaque jour da nga koy dund su mois bi jegee sax da ngay xaw a jaaxle doo nelaw ba yegg chaque jour ñoom ngay xalaat chaque jour di nga ci bàyyi xel ci ñoom. diggante boobu ba léegi 19 ans chaque jour naqar lay doon chaque jour coono lay doon. après 19 ans. métit rek laay ressenti ci lii métit ak aussi naka c'est vrai nakar la c'est vrai parce que ñëpp ko dund. bisu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2002 kenn dootu ko fàtte junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñetti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakken juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn lañ ci jot a gis waaye li ci ëpp kenn mënu leen a ràññee ci cimetière Mbaaw bi téeméer ak ñeent fukk ak juróomi bàmmeel ñoo fa ne. xamoo fii lañ ko denc wala Gambie wala Ziguinchor wala fan doo xam yow da ngay obligé ñëw di leen ñaanal rek ba yàlla nangu sa ñaan fu ñu nekk. leen di ñaan ñu génneel ñu bate bi ci biir ndox mi rek pour ñu mën a def suñu ay déey ñu xam quoi. dara gënul métti nga ñàkk waajur te xamoo exact fan la nekk mu ngi ci biir ndox bi wala moo ngi fi xamoo ci dara loolu dara gënu koo métti. nañ ko nattee si kenn ku nekk métti na trop ñun ñu ñàkk suñuy waajur depuis bu ñu nekkee ay xale ba tey ba fii ñu toll nii mënuñoo génnee bato bi te mënuñoo wax tamit li nga xamante ne mooy lu leer loolu dara gënu koo métti bato bi lan moo tax mu suux xamuñu ko parce que nanguwuñoo wax lu leer lan moo tax tamit nanguwuñu koo génnee loolu tamit xaw naa doy waar trop mais yàlla jeexut dënk nañ ko lépp yàlla incha allah. dañuy xaar ñu mën a am gain de cause maanaam si suñu jàmbat li ñuy jàmbat depuis 19 ans ba tey li ñuy jàmbat yàlla état bi mun ko sottil mbiru justice bokk na ci mais aussi nañu génne bateau bi ci biir ndox mi pour ñu mën a def suñu deuil national deuil bu nga xam ne voilà digne de son nom quoi. nguur gi moom daal di digle ne léegi rek mu def dara pour yooyu les familles. il s'agit notamment. digge yooyu bokk na ci génn waat bato bi ci géej gi wante tamit déterminer responsabilité yi ci wàllu yoon ba ci sax administration ngir ñu xam lan moo waral boobee jëya voté loi boo xamante ni daal ñaar fukki fan ak juróom-benn dañ koy def journée souvenir des naufragés du Joola. de souvenir des naufragés du Joola. atum 2003 le parquet bi daal di tëj dossier bateau le Joola mi nga xam ni kenn ci ñu tuumaaloon jot nañ ko ci inculpé jiitu réew mi di Macky Sall ba muy door a nekk président daa waxoon ne sax narul woon a tijjiwaat boobule dossier.
jërëjëf Marcel Farba Maron ñi génn àdduna ci bato bi yàlla na leen yàlla yërëm ñu wax it ci lii di njombe ci Afrique daanaka at mu jot lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay koppar dina fi génn dem ca bitim réew ne mër ñuy koy wax ay flux financiers illicites loolu nag ay borom xam-xam rawatina ay député ñi ngi fii ci Ndakaaru ci assemblée générale ñaari fan ngir rek waxtaane naka lañ def ngir xeex lu ni mel ndax lu ci bëri bokk na ci kon wàllu guerre moo koy waral war sax seetal xaalis bu lewul ñu koy kon wàllu blanchiment ba tax na kon buñ ci jógee bëgg nañ cee indi saafara ci ay loi depuis bu nekk fa nga dëkk boo fa demee kon nga def ko su ko defee koppar yooyu mën a des ci Afrique yi jàpp ne ndóol gi lii mën na koo saafara ci suba lañ doon amal lu ni mel ci teewaayu kon Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba. xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy faral di génnee ci continent bi di ko yóbbu ci li nga xam ne moom moo di yenn bërëb yi maanaam ay paradis fiscaux mi ngi nekk loo xam ne jamono ji mi ngi nasaxal suñu économie ñun dëkk Afrique yi lée mu di xaalis yoo xam ni boo xoolee 3,7% ci suñu produit intérieur brut mu di PIB lay représenté. Afrique mi ngi ñàkk ci li toll 89 milliards de dollars ci wàllu flux financier illicite. flux financier illicite yooyu comme ni ñu koy woowee facteurs yu bëri nag moom moo koy faral di indi. bu ñu nee flux financier illicite ñetti buntu ci ñu gën a xam ñetti buntu la ñu jaaree soit ñu jaaree ko ci corruption beneen bi mooy lu ñuy wax criminalité organisée bu ñu nee criminalité organisée. lépp loo xam ne soit ci wàllu trafic de drogue la soit wàllu trafic héroïne la wala boog mu nekk lépp loo xam ne trafic ak criminalité financière pàcc bi mooy lu ñuy wax commerce illicite soit ci wàllu exportation wala boog wàllu importation. arrêté li nga xam ne moom moo di hémorragie bii nga xam ne jamono ji Afrique mi ngi koy dund ci wàllum xaalis googee faaw nag ñu jug ci ndax moom mooy tax xaalis boobee bu nekkee ci suñu dëkk ñu mën a financer li nga xam ne moom moo di suñu yenn projet de développement. xaalis bi ñuy rawale di ko yóbbu ci paradis fiscaux yi daf fi war a dàkk dañoo war a fexe ba jeexal boobule problème ngir mën a fexe ba Afrique mën a jël yoonu développement bi. ba tax ni ab réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicite ameloon fi benn ndaje boo xam ne ku ci nekk dafa fas yéene indi sa contribution ci xeex mi ngir ñu adopté nag benn loi boo xam ne ci dëkk yi lee ñu mën a xeex mbir. dinañ ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ñu waxit ci wàllu wér-gu-yaram barki démboo Njaay gouvernement bi amaloon nam ndaje fii xool lekk naka la ñuy relancer li naan industrie pharmaceutique su ko defee kon Sénégal di defarali boppam ay médicaments ndax at bu rek daanaka lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay milliards dinañ ko dépensé ci wàllu woowu am na ci loo xam nag ci wàllu relance boobu soxal na kër gi di Médis nekk fii ci Ndakaaru ba tax na kon directeur général ba daal di rafetlu ne lii buñ ko defee ñoon boobee entreprise kon dinañ ko mën a relancer waat ndax lu ëpp ñaari at a ngi nii kon mu tëj liggéeykat ya jaaxle lool Aminata Mbaare Sow moo di jóg. ci Sénégal toll nañ ci juróom benn ci ay société yi yëngatu ci wàllum defar garab waaye nag société yooyu lee dañuy faral di jànkonteel ak i jafe-jafe. ñëpp laati kaaf ndaxte képp ko mu ñëw képp ko munti ñëw ak loo dëgër soo ñëwee fi mu nekk nii te dara changé wul laati kaaf nga jëm. situation bi Médis di traversé fi mu toll nii mën na doon ab explication ndax ci atum 2020 ba léegi ñu ngi amee ay jafe-jafe ba société boobule daal di tëj. am na ay jéego yu ñu ci def ci at yi mais ci gannaaw tuuti xam nga soo defaree garab ba pare da ngay déposer benn dossier pour ñu autoriser la pour nga mun a jaay loolu ministère de la santé nga koy déposer direction bu ñu wax DPM mais DPM amul moyen yu bëri donc te dossiers yi dañoo bëri parce que dossiers yi fu nekk la ñu jógee ci àdduna bi. donc soo déposé woon benn dossier mën na def ñaari at mbala ñetti at doo am autorisation. fi mu toll ni groupe Sénégal nee na dafa bëgg tàllal loxo Médis ngir mu jóg. chef de l'État décidé na defaat ci Médis juróom milliards ak genn wàll voilà donc du doon yëpp nag ci benn pàcc donc daf koy def ay pàcc yenn yu bëri donc mais dans un premier temps dinañ dugal ñetti milliards. pour commencer après li ci des ñu séddale ko ci kanam daal. loole nag di ab loo xam ni dañ ko tàmbali ngir gën a structuré waaye tamit ngir gën a yokk taxawaayu secteur pharmaceutique fii ci Sénégal ci contexte bi nga xam ni Covid-19 dafa lëmbe àddina. wér-gu-yaram ba léegi li naan bilharziose di jàngoro joo xamante ni daanaka fu tooy moom soloon na trop ñëf dëkk ba tax na fii ci Sénégal daanaka ci fukki région yeeg ñeent fukki ak ñett am na fa lii nag kilifa gën dénk xeex ba ci wàllu ministère de la santé bëgg kon ñu jug ci nam gën a gaawee ndax rawatina kon bët gànnaaru Sénégal ndax foofa la mi tooy bari na moom soxna Ndeye Mbacke la tudd ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop.
Ndar ak yeneen région yi nga xam ne ñoo ko seq muy Matam ak Louga ñoom ñëpp dañoo nekk ci situation bi maanaam gis nañ ne feebar bi daf fi jégg dayo te ci loolu tamit dafa aaju quand même ñu xool ci région yi nga xam ne gis nañ ne ni ñu koy waxee sax mooy zone yi gën a tàng ñu xool yan stratégie lañ fay développé. Gis nañ ne lu ci bëree bëri day indi jafe-jafe ci wàllum màgg bi mais aussi da leen indi li ñu naan manqué deret gis nañ ne aussi jigéen ñi ak xale yu nga xam ne dañ toll ci jàng ñoom la ñuy gën a dal mooy nekk ñi nga xam ne ñoo ci gën a vulnérable te ci loolu tamit damay wax ne jigéen ñi surtout nañ ñuy jàppale ba nga xam ne li ñuy dem ci dex yi ñu maytu ko bu baax di ànd ak xale yi. Gis nañ ne day am ay jeexantal yu muy def ci société bi di ko def ci économie bi kon war nañ ko bàyyi xel maytu ko ba nga xam ne lii nga xam ne moom lañ mébét di jëlee ko fii ak 2030 mu nekk lu mën a nekk. kon nag nañ cee jug tam gànna gaawee ndax ca boobee diwaan sax Mundom barrage ab dëkk la bu nekk ca Ndar foofa daara yi ñoo fees dell ak ndox ndax mbënd mi te monte de li des ñu école tijji bariwut ba tax na kon askan wa génnoon ca mbedd yi di ñaxtu bëgg rek kon kilifa yi gaaw a ŋàcc ndox mi su ko defee gone yi mën a dellu ci daara yi ubbi tey jàng tey ñu def ko comme ni ko doomi Sénégal yëpp di defee Ousseynou Diop Habib Seck. barrage taw yu métti yi nga xamante ne am na jamono ji la ci diwaan Ndar gi tax na kenn mënatul egg ci dëkk ba seen école ba daanaka ndox mi jël na ko ñoom nee na ñu ren jilee ubbiteg l'école bi dina tagga tembe bu fekkee ni autorités yi defuñu dara maanaam mois d'octobre suñu doom yi duñu mën jàngi ndax école bi vraiment ni mu mel fii léegi 1 mois kenn mënu fa defar dara ba jàng il faut que ñoom autorités yi ñu def seen loxo ubbi tey jàng tey mënul nekk effectif mbundoom fekk ñin ñi vraiment jógul d'ailleurs école bi sax dafa amul sécurité mur baa ngi. ñu jàpp ni kilifa yi bàyyiwul leen xel ndaxte jamono jile seen l'école bi sax salle informatique amu fa te loolee gàllankoor la ci ndaw ñi. yàlla def na collège bi courant moo ko téye ba tax xale yi mënuñu def informatique xale yi dañuy jàng dem ba classe de 3e dañuy dem ba 3e duñu am ordinateur duñu ko mën manipuler bu ñu demee si yeneen écoles yi dañuy am handicap boobu. ñoom ñu jàpp na ci seen dëkk bi li foo làmb day metti te ñu duut baaraam nag mooy seen maire ba ñu ni defu fa dara. amuñ benn yoon bu baax amuñ hôpital suñu dëkk bi macha allah vraiment li mu mel dafa ñaaw na trop te noonu noo ngi nekk fii ci commune bi te mënu gis suñu bopp doy na sëkk. moom daa pare noonu si moom nunu abal doy na sëkk nunu abal ndax man juróom fukki at am naa ko te man fi laa ko fekk te mu ngi fi ba léegi na dem julli te jàpp. maanaam maternité bi personnel de santé bi moo fa logé. monsieur le maire nag moo promettre woon ni personnel de santé dañ leen jëlee foofu tabaxal leen logement ñoom ñu dem fa ñun ñu récupérer suñu maternité mais ba léegi dara. Mundom barrage ngay fa jamono jile ay jafe-jafe yu métti la ndoxum taw bi moo war dëkk bi yëpp askan wi nag ñu ngay yuuxu ngir ñu jàppale leen. ñu wax ci wàllu aada ak cosaan musée des civilisations nekk fii ci Ndakaaru dalal ay borom xam-xam ñu ñëw rek ngir xool naka la ñuy def ngir yenn ci objet yi ñu mën koo dajale ngir rek kon taaral Afrique ak li nga xamante ni moom la moom bokk na kon ci ñetti junniy objet ak juróomi junni ci ay clichés yoo xamante ni kon ay photo la buñ sukkandikoo nag ci Amady Bokum min dénk kër gi mission boobu ñu ngi ko tuddee mission Dakar Djibouti loolu nag buñ ci jógee kon dañ ko dajale ngir rek njariñal continent bi ñu déglu ko ci micro Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba. mission Dakar Djibouti bi lu gën a bëri ci yu mu yóbbu France mu ngi ci Quai Branly donc moom moo jóg taxaw ne gars yi comme léegi affaire bi bëri na ay coow nañ togg waxtaan ñu wax leen lu ñu am ak lu ñu xam ngeen wax ñu loo leen di xalaat loo leen ci xalaat et puis ñu jéem a def de telle sorte que gëstu yu ñu war a def ñu def gëstu yooyu pour xam objet yi lu ñu tekki fu ñu féete et surtout population yi lan lañ ci xalaat parce que gëstu ñu dem daañu dem ci gox yoo xam ni foofu la objet yi jóge pour laaj population yi waxtaan ak ñoom et je pense que bu ñu génnee ci waxtaan yooyu décideurs yi politique yi ak administration yi dañu xam ci lan la ñuy wax. xibaaru bitim réew ci tënk ca Gambie la kuréel gi naan commission vérité réconciliation ak réparation daal dem na benn rapport boo xamante ni daal ci ni Yaya Jammeh yore woon boobee réew la ci atum 1994 jàpp 2017 ñoom nag rapport bi pare na ba tax na kon le 30 bi di alxames incha allah dinañ ko jébal njiitu réew ma di Adama Barrow jàpp na ni nag njombe la fa Yaya Jammeh def bari na trop ki ngeen gi sànq di Rit Buro di bokk ca kon nee na kon danañ ko
détaillé su ko defee lépp loo xamante ni kon ay ñaawteef la te Yaya Jammeh def ko ñu jébal ko njiit la wante tamit ay recommandation it naka lañ ci war a taxawee bu jaaree sax ñu topp Yaya Jammeh ci yoon kon alxames fanweeri fan ci weeru septembre bu 10 heures jotee la ñuy jébal boobee rapport njiitu réewu Gambie di Adama Barrow. xibaaru tàggat yaram it aw tiis dal askanu basketball fii ci Sénégal di génn àdduna Serigne Cheikh Mbacké Diop moom nekkoon ancien international basket nekkit ancien champion d'Afrique ci discipline boobu daan football di basket fële ca ASFA di fàttali ne sax moom ci génération 1997 bi mujj gaje afro basket ci góor ñi fii ci Ndakaaru ci la bokkoon kon moo wuy ji boroom tey ñu ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xare ko aljana woy fal suuf ci koom. basket ba léegi soxna yi moom daanaka dañoo lajj ndax gulet ci atum 1966 ba léegi Sénégal bokkut ci podium bi maanaam ñett ñi jiitu muy loo xamante ne kon jaaxal na trop spécialiste yi ci wàllu basket entraîneur ba di Moustapha Gueye jàpp ni kon échec la di lajj nu ni mel it le président fédération ba daal di gisee ñoom sax ñibbisi nañ ci Ndakaaru ci tënk ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw ak Mor Bassine Niang. Sénégal difficilement à la fin mais début match bi am na ay possibilité pour ay match bi parce que Cameroun ñu ngi doon topp suñu ginnaaw mais ñun possibilité ñu am yëpp ñu ko doon gagné ñu marqué bon notre jeu était moins fluide moins aérien li ñu naan réussir yëpp du yoon waaye bi dafa xaw a ñex mais je pense que Cameroun mérite vraiment ça. vision bu ci war dinañ ko ci tiré ci participation bi la. gagné na 2 fois Afrobasket en 2009 en 2015 mu ànd ak moom Afrobasket 2015 ñu gagné 2017 ñu dem final donc moo xam ne quelqu'un am na expérience ak entraîneur mais moom dañuy ñëw ko man ba ma ko liggéey laa ne ko bu ma sañoon parce que def naa moom compétition benn bi ma gagné benn bi ñu dem final donc ñu xoolaat dans la période de recomposition. moom mu jëlee kii maintenant dinañ xool man moom. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii ni yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kanam 20h Chérif Diop dina fi teew yaatal xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme mu télévision Futurs Médias ak guddik jàmm.